chaîne. Tey nag la recette du jour pain farci aux viandes hachées la ñuy defar léegi nag pour defar suñu pain farci aux viandes hachées suñu première étape bu ñuy def mooy que ni dañuy defar suñu pain ba pare léegi pour defar suñu pain dinañ soxla 400 g de farine soxla suñu eau tiède ndox bu nugg rek soxla suñu huile normale tuuti lu toll ci 440 ml wala 20 ml soxla tamit suñu benn cuillère de sel ak suñu levure de boulanger léegi nag dañuy ñëw daal di jël suñu benn bol daal di jël suñu levure de boulanger mooy bu kii bi dugub poudre bi léegi ñu tas ko suñu bol ñu def lépp moitié ak tuuti rek la ñuy def ci paquet bi léegi ñu daal di jël un peu d'eau tiède bu ñu fi am voilà ak suñu cuillère daal di ko mélanger mu daal di seey et voilà léegi que suñu levure seey na ñuy def creux ci suñu farine daal di sotti suñu levure bu ñu defee suñu levure dañuy ñëw jël un peu de sel def ci rebooru farine bi benn cuillère bu ndaw ak tuuti rek léegi ñu def ko ci rebord bi voilà bu ñu defee loolu après daal di jël suñu huile normale ku mu neex nga def huile d'olive moom tam ñu sotti ko ci biir daal di commencer mélanger léegi jël suñu eau tiède moom tamit daal di def tuuti. pat bi nag dañ koy def comme ni ñuy defaree mburu normal nii lañ koy defaree xam naa dinaa def benn vidéo boo xam ne dañuy defar ay baguette mburu bu boobaa ma expliquer leen ko lu gën a leer mais bii tamit nuroo nañ même chose la pain rek laay defar te pour defar pain il te faut juste farine levure sel nga defar sa pain amul ingrédients yu bari léegi nag comme tollu naa étape bi après li ci des dama koy eggali ak sama loxo ndox bi dangay def ba nga sentir ni baax na ba nga gis ni pat bi tooy na mais pas tooy carrément pas tooy bu ëpp tuuti rek voilà léegi nag mun naa jël sama loxo voilà ma daal di continuer le reste parce que pâte bi il faut nga travailler ko bu baax ak sa loxo kuddu bi pour juste rek que sama loxo bi bañu takk carrément ak ndox beeg levure bi voilà léegi nag bu xawee tooy tuuti dangay daal di jëlaat un peu de farine pour dindi collé yi nekk sa loxo yi ak ci rebooru bool bi après ñu continuer di travailler suñu pâte et voilà gis ngeen travaillé naa ko tuñu naa rebord bi yëpp lépp dara koleetul pat bi yëpp ñu ngi toog benn place gis ngeen voilà léegi dañuy
dañuy jël pâte bi bàyyi ko mu reposer au moins 1 heure de temps su la neexee tam nga bàyyi ko mu reposer de plus mais 1 heure de temps rek ça suffit le temps que muy gonfler muy levure bi di jàpp carrément. léegi nag pour suñu farce dinañ soxla suñu viande hachée dama préférer def tuuti viande hachée ak plus de légumes viande hachée ak moitié oignon plus sama ay pommes de terre sama ay carottes découpées en petits morceaux ak sama ay poivrons vert jaune et rouge ak sama tomate liquide juste pour avoir la couleur rek moo tax ma soxla tomate liquide bi ak sama ay épices poivre ail ak sel ku mu neex mën nga def sa kaani li nga sentir rek say cube pour sa sauce gën a neex ça dépend de tes goûts. et voilà léegi teg naa sama poêle damay jël un peu d'huile tuuti diwlin rek moom laa soxla parce que soo defee diwlin bu bari après boo defaree sa pâte bëgg ci sorti sa farce après day diwlin bi day tax pâte bi lay tooy léegi damay préférer def tuuti huile ngeen bàyyi xel ci côté boobu bu baax parce que diwlin bi après mën na yàq lépp bu fekkee ni dafa bari day tooyal pâte bi. léegi ma jël sama moitié oignon bi ma découpé woon moom tamit ma sotti ko daal di ko bàyyi ba mu lax ma daal di def sama viande hachée. et voilà maintenant que revenir naa samay oignon ba pare damay def sama viande hachée moom tamit léegi nag dañ koy may tuuti temps ba nga xam ne yàpp bi yëpp ñu mu rouge woon léegi changé na couleur ñu doog a sotti suñu tomate. et voilà maintenant que mel na ni amul benn ndox yàpp bi génnee na ndox bi yëpp léegi comme carotte bi moo gën a naqaree ñoroon moom lay def comme ça mu ñor ànd ak yàpp bi pomme de terre bi comme moo gën a gaaw a ñor moom day xaar ba ci kanam moom ak poivron yi léegi ma daal di def sama ay épices def tamit un peu de tomate liquide daal di mélanger voilà léegi nag ma may ko tuuti temps mu dog bu baax après may doog a def sama ay poivron ak sama pomme de terre. et voilà léegi nag leer na ma ni sama ay carottes sont à moitié cuit li ci des mu ñor bareetul léegi damay jël sama ay pomme de terre ma def ko comme ça ñoom ñaar ñëpp àndandoo ñor comme pomme de terre bi moo gën a gaaw a ñor en plus ak dagg yu ndaw yi ak sama poivron léegi ma daal di jël yëpp mélanger ko su ma ko mélanger ba pare nag ma xool bu fekkee safoo ma dolli sama ay épices bu safee nag après ma daal di tëj bàyyi ko benn 10 minutes ma daal di fay sama gaz. et voilà léegi nag dama koy may temps tëj ko fii ak 10 minutes après suñu farce daal di pare. et voilà léegi gis ngeen suñu pâte doublé na de volume gonflé na léegi nag dañ koy dégager bës ko mu wàccaat bu baax gis ngeen voilà. léegi levure bi jàpp na ko ba mu gonflé gis ngeen pâte bi dafa gën a nooy gën a oyof vraiment dafa gën a nooy gën a oyof voilà léegi dañ koy daal di jël teg suñu kii xaw koo travailler waat tuuti nii rek tuuti comme ça gaz bi yëpp génn kii bi boule yi waroon am ci biir affaire yooyu yëpp ndax gonflé bi
léegi nag bu lépp génnee ba pare dañ koy daal di jël def ko 2 boules benn boule bi nag mooy ëpp beneen bi comme bii gis ngeen moo gën a tuuti bii moo gën a bari léegi nii lañ koy def daal di jël benn bi gën a tuuti teg ko de côté jël bi gën a bari daal di koy travailler suñu planche jël tuuti farine daal di def ci planche bi comme ça nga xam ni pâte bi du collé voilà léegi ñu daal di koy étaler pense que nii baax na léegi dañuy jël suñu moule yaa xool forme bu la neex ku mu neex nga jël sa moule rectangle carré man nag ovale bi laa jël léegi nga daal di jël sa pâte gis nga daal di ko teg ndànk ci digg bi gis ngeen daal di ko bës ko mu dugg nii voilà léegi nag li ci des da ngay jël sa moule nga dagg rebord yi léegi ñu génnee rebord bi ñu dagg excès de trop la rek voilà léegi gis ngeen inséré nañ ko ci biir ba pare nañ koy daal di jël teg de côté daal di jël beneen moitié bi beneen boule bu ñu tegoon mu wàññiwaat ko tuuti moom tamit ñu daal di def tuuti farine parce que lii mooy couverture farce bi léegi bii tam ñu defaat même chose pare na gis ngeen bii tàll nañ ko ba mu pare dañ koy daal di teg de côté parce que mooy couverture bi après léegi nag dañuy daal di jël suñu farce bi pare na moo ngi nii léegi ñu daal di ko sotti suñu biir moule voilà def lépp léegi ñu daal di jël suñu kuddu daal di ko disperser ci fépp voilà éviter muy takk ci côté pâte bi sinon kon ferme bi day am problème soo koy tëj et voilà léegi que def nañ yëpp dañuy daal di jël suñu pâte bi daal di tëj léegi nag ñu jël ko daal di fermer suñu farce defaat comme ni ñu defoon sànq ak kii bi def ko traîne yi comme ça ñu dindi excès bi comme ça
et voilà léegi ñu jël rebord yi daal di koy fermer ak pâte bi ñu njëkkoon def ci suufam moom la ñuy jël ak bi ci kaw daal di ko boole daal di tëj suñu farce comme ça. Et voilà gis ngeen léegi tëj nañ ko léegi dañuy daal di jël suñu nen jaune d'œuf bi kese ñu mélanger ko léegi daal di ko diw ci sama pâte comme ça nga xam ni après dina am dorure bu rafet couleur bu rafet ci kaw bés bu pare bu génnee ci four bi. Juste lu yem rek et voilà léegi nag pare na léegi dañuy daal di jël suñu fourchette ñu daal di def ay trou yu sew lii day tax après suñu pâte du gonfler ba nga xam ni fii day gonfler fii wàcc affaire yooyu parce que lii da koy may air day tax ci biir am air ba nga xam ni du mën a kii dina am fu muy dégager chaleur am daal léegi nag dañ koy daal di jël dugal ko au four pour 180 degrés 20-25 minutes jarul muy jël temps bu bari parce que lépp ñor na ci biir pain bi rek moo war a ñor ci kaw léegi pour loolu 20-25 minutes rek dina ci baax ku mu neex tamit mën nga ko bañ a dugal sa four nga jël sa poêle teg ko ci ndànk daal di koy upp bàyyi benn côté bi 10 minutes tourné waat beneen côté bi 10 minutes après sa pain daal di pare. léegi nag gis ngeen comme def naa ko ci four bi le temps muy pare lii nii nag mooy li desoon ci pâte bi laa leen di wan nii léegi bii tamit dama koy jël étaler waat ko pour wane que ni rek jarul nga koy sànni wala nga koy yàq léegi lii desoon ci pâte bi nii dama koy étaler nii après jël li desoon ci farce bi tamit ma def benn pain bu ndaw voilà boo xam ni nii dama koy étaler nii voilà léegi jël gis ngeen nen bu ma jëloon kii bi pour diw ko ci pain bi moom tamit ma daal di ko jël def ko nii ci biir lii yëpp kii la ku mu neex nga def ko ku mu neex tamit nga bañ ko def mais bonus la rek pour wane li desoon ci pain bi ni ma ko def léegi nga daal di ko fermer voilà comme ça gis ngeen moom tamit comme fermer naa ko damay jël sama kii daal di ko def ay traits yi wala sa paaka et voilà comme ça moom tamit ma jël ko nii daal di ko def moom tamit ci four bi mu ñorandoo ak bële rek léegi nag suñu ay kii pare na en farce gis ngeen bi mooy li desoon ci pain bi moo nekk nii mu ngi nii léegi dañuy daal di koy sotti ci suñu plat dañuy daal di tourner affaire bi comme ça et voilà ñu jëlaat bi tourner waat nii moom tamit léegi pare na
ñu jël suñu beneen pain bi moom tamit daal di ko teg. gis ngeen instant yi kër gi mburu pain boulanger rek lay xeeñ mi ngi mel ni yaay dugg bii benn boulangerie ndax xetu pain bi. léegi dañ koy daal di découper xool ci biir nu mu mel. xool ci biir suñu pain farci nu mu mel. voilà ñu daal di koy yëkkati ndànk et voilà gis ngeen ni mu mel. gis ngeen épaisseur u pain bi ça dépend rek ci dër bi ni ñu koy dëree. soo bëggee mu pain bi gën a bari dër bu oyof nga koy def mu bañ a am épaisseur bu sew. voilà mu ngi nii à l'intérieur gis ngeen ni mu mel. yéen a ngi gis pain bi gis ngeen même chose la rek ak pain. gis ngeen booy bës bruit bu muy def. voilà de même que bii tamit même chose la. voilà recette baa ngi nii. si vous avez aimé n'hésitez pas de partager, d'aimer, de laisser un commentaire. ngeen ma gën a xam. te en plus ku mu neex tamit mun nga ko accompagner ak sa salade. su la neexee tamit nga lekk ko noonu parce que diis na neex na mun na añ mun na reer te mun na njogonal ça dépend noo ko bëggee rek. merci à la prochaine pour une nouvelle recette. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the bank, legacy.